juróom-ñaari waxtu jot sëngëm fii ci Yegle TV dal leen ak jàmm ci xibaaru marax yi dañu koy door rek ndaw ñi nga xam ne ñoom ñoo féetee ci kujje gi ñoom jàpp nañu ni dinañu amal doxum ñaxtu suba ci àjjuma gi la dooree ko ci université Cheikh Anta Diop ba ca rond-point bu RTS ginnaaw ba ñu caxatee lii di siège Ousmane Sonko démb ci guddi ñi nga xam ne ñoom ñooy ay farandoom ñu ngi ñaawlu li ni mel tey joxoñ baaraamu tuuma kii di Abdoulaye Diouf Sarr ñi nga xam ne ñoom la ñu tuddee marron di fa te ñu fas yéene aar njiitu réew mi ci campagne am ba kenn du ko salfaañe li ni mel tax na ba askan wi di ñaaw li ni mel ndax jàpp na fitna rek la mën a andi ci mim réew moo nekk la gën a fës ci bopp xibaar yi nes tuut ñu faram fàccee. asalaamaaleykum internet yu Yegle TV dal leen ak jàmm ci xibaaru marax yi lee dañu koy door rek ndaw ñi nga xam ne ñoo faree ci kujje gi fas yéene nañoo amal doxub ñaxtu suba ci université Cheikh Anta Diop ba ci rond-point bu RTS li ni mel luñ ci bëgg rek ñaawlu li nga xam ni moom la njiitu réew mi di doxalee ak ñoom waaye tamit nañu salfaañee démocratie ñoom ñi de ñu ngi xam ne ni sax tànn nañu yoon bi nga xam ne la ñu fas yéenee jël te muy dooree ci université Cheikh Anta Diop ba ci rond-point bu RTS teg ci ñu ngi artu préfet bi di xam ne ni bu leen teree seen marche bi dinañ ko defanteeg moom ba mu saf sàpp dañ ciy teewlu ki nga xam ni moom mooy Toussaint Manga ci micro am di Moustapha Niam. bu fekkee ni njiitu réew mi amaan na ab mandat ci 24 février ñun ñi lee duñu nangu mandat bi lii ñu ko xam ne mooy ndaw ñi nga xam ne ñoo boole seenub doole ngir jàmmaarloog nguur gi bu ñu sukkandikoo ci ndaw ñi jàpp nañu ne conseil constitutionnel moom fi mu ne taayee na lii di victoire yu njiitu réew mi dañoo xaar rek 24 février ne ko yaa gagné. dañ fi dajewoon tey ñun jeune opposition yi pour wax ak sénégalais yi ne leen jàpp nañu conseil constitutionnel bi bu ñu demee ba 24 février décision bu mu mënta joxe ñun nanguñ décision boobu jàpp nañu ni bu élection yi jeexee bu Macky faluwaatee ñun reconnaître ñu ko comme président parce que décision bu conseil bi di joxe méngoowut ak yoon méngoowut ak dëgg. ñoom ñi leen ñu ngi sàkk ñu bàyyi farandoo Khalifa Sall yi ñu téye ci ni mu gën a gaawee. ndaw ñi jàpp mooy na Macky fexe mu libéré leen may wax police bi ne leen seen rôle du toog fii Macky leen di utiliser pour ñuy arrêter citoyen di arrêter ay opposants seen rôle mooy yor kaaraange sénégalais yi seen rôle mooy fexe ba askan mi ku ci nekk ci jàmm ñu bañ nangu lu ñu gisoon ci justice bi ñoo xam ne dañ leen utiliser pour ay xeex politique jàpp ñiy tëj jàpp ñiy exilé police bi na bañ loolu. ndaw ñu dëppee seen bopp jeunesse unie pour la résistance ak yi nga xam ne ñoo nekk ci C25 fas yéene ñoo boole seenub doole ngir jaamaarloo Macky Sall ak nguuram bu ñu sukkandikoo ci ñoom jàpp nañu ni li woon ni na. ginnaaw ba ñu caxatee lii di seen siège ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy farandoo Ousmane Sonko ñu ngi joxañ baaraamu tuuma bokk moomeel bu Yoff di Abdoulaye Diouf Sarr jàpp nañu ay ndawam ñoo def li ni mel te ñoom sax nee nañu dinañu takk taxaw jàmmaarloog ñi ndax leen rek la ñu bëgg liquider kii di Ousmane Sonko te duñu ko nangoo nañ ci teewlu Anine Badara Dieng ak Amdi Moustapha Niang ci reportage. siège bu parti Pastef ba nekk ca Yoff dañu ko dal di caxatee niki guddik alxemes ji ñi ko def di ay nit yori ngànnaay responsable cadre yu parti Pastef di dellu siwaat ci njombe loole nga xam ne bàyyiwul benn jumtukaay ci nekkoon ci bureau yi. ñu def lii ñu jàpp leen teg leen parce que wax ils ont parlé à l'agent préposé à la sécurité en lui disant wax nañ ko ban leader la ak fan la moom autorité yi li ñuy xaar ci moom nañu réagir ni mu waree ñu xam ni justice am na ku def la war a def ñu jàpp la teg donte ci nguur gi nga far donte foo mënti far. bu ñu sukkandikoo ci coordonnatrice bu parti Pastef ca diwaanu Yoff ndaw yi ànd ak jëwrin bi di Abdoulaye Diouf Sarr ñoo nekk ci ginnaaw boobu la njombe. bett na ma bettu ma parce que lan moo tax bettu ma c'est pas la première fois ñuy am ay menaces. donc doon nañu am ay menaces par rapport ak yenn activités yu nga xamante ni ñu ngi ko doon am fii nii au niveau de Yoff ñoo fa nekk parce que li ñu wane démb moom moo tax ñu am yaakaar ni ñoom ñoo fa nekk. mu di xalaat bu monsieur Dock njiital protocole bu Ousmane Sonko. li fi am ñëpp gis nañ ko di ko ñaawlu trop ndax démb ci guddi lañ ñu woo nañu ñu ngi saccagé bërëb bi parce que jàpp nañ ni tey fi réew mi toll ci démocratie. leneen nit war na xeexee leneen loolu ñëw di toj ak a yàq. xam nga loolu comme dafa génn fii ci ñi fi nekkoon proposé sécurité bi mënuñu loolu jàppandi ci loolu ba enquête bi di génnee leneen.
militant ak militante yu parti Pastef daal dinañu takku taxaw ngir fas yéene xar seen tànk tubéy ci ñi nga xam ne dañoo taxaw ngir faagaagal seen candidat waaye terewul ñu ngay dànkaafu teg ci di sàkku ci kilifa yu Sénégal ngir ñu amal liggéey bu mucc ayib su ko defee yoon mën a am ba ñu mën a daan ñi nga xam ne ñoo def bi la njombe. ki nga xam ni moom moo yore direction des mines di Ousmane Cissé mi ngi ñaawlu li nga xam ni la ñu caxat-caxate siège bu Ousmane Sonko moom bi la nga xam ne ma ngay milité ci APR bu Kébémer mi ngi ñaawlu li ni mel tey xam le ni dëkk bii ñu nekk mu di Sénégal démocratie moo fi dox waaye du xoqatal moom mi la sax mi ngi yëkkati kàddu yi la ginnaaw ba mu doon amal émission fii ci ëttu kër gi te Abdoulaye Timéra doon ko dalal nañ ci teewlu extrait. parce que démocratie boo dégg na démocratie mooy ni nag ku ne am nga sañ-sañ nga wax baa nga sañ-sañ jëf mais sañ-sañu wax ak sañ-sañu jëf dafa am ay charte yoo xam ne ci doon ko ëwee donc démocratie du jaay doole du xeex démocratie du xuloo démocratie du ay saaga démocratie du taal ak yàqante démocratie mooy nan dajaloo ñun ñëpp toog comme que lépp noo ko bokk nan ko toog waxtaane ko kooku ku ne am nga sañ-sañ nga ni lii nga bëgg baa lii nga bëgg a def waaye kenn amul sañ-sañ ñu fekkal doomu aadama la wér nga yàqal ko parce que tout simplement loolu lam wax arrangé wu la baa la ñuy def arrangé wu la loolu du politique loolu leneen la donc dañ moytu indi fitna foo xam ne war a ko am nan bàyyi ku nekk sa àq ak sa yelleef nga doxe ko mais nga doxe ko te xam ne li ngay dox ak li ngay wax am na keneen tamit am na àqam ak yelleefam nan mu rafetal lépp te xam ne Sénégal gi suñu Sénégal la amul di xëccoo mun naa ne mën nañu di wax joo xam ni réew mi la jëmale kanam waaye lépp loo xam ne day yàqal doomu aadama di yàqal alal doomu aadama di yàqal réew mi loolu kenn waru kaa mën a encouragé donc pour xamal li donc naan dan delluwaat ànd ak suñu sago te xam ne élection yi benn bis la te bis bu weesoo Sénégal la fi des. jamono yi ñu nemmeeku coow ñi nga xam ni la ñu tuddee les marrons di fa maanaam ñi nga xam ni ñoom ñooy sol seeni yëre yu marron fas yéene dagaan kii di njiitu réew mi jàppale ko ba kenn du salfaañee lii di campagne waaye li ni mel dalul xelu askan wi ndax ñu ngi ñaawlu li ni mel dañoo jàpp ni lii rek mën naa yee fitna te fii Sénégal toll soxlawul fitna dañ ci teewlu reportage Seynabou Ndour ci jàppale Amdi Moustapha Niang. jëwriñ bu yore wàllum tourisme di Mame Mbaye Niang dafa xamle woon ni seen coalition recruté na ay kàngam yoo xam ni duñu laal kenn waaye ku ko nar a defanteeg seen candidat dinañu ko defanteeg yow ba mu neex muy mbir bu doy waar boo xam ni yile image mi ngi koy dëggal. ñu gis leen itamit ci yoonu Fatick ñoom ñi ñu duppee Marron du Feu ñuy fitnal askanu benn village ñu doon manifester ak ay brassards rouges. Ardo Sow di ab waay bi ñu dajel ci VDN bi di ñaawlu bile mbir tey ñaax askanu Sénégal ngir ñu ànd ak dal. saa bu ñu waxee ñu ngi naan suñu réew mi am na justice ñi fi nekk dëkku yoon la xam nañu yoon kon boog ñu fi teg ñu yor suñu kiiraange yor suñu yoon war na leen doyloo mais war a indi yeneen ñu nga xamante ni indi si dëkk bi xëy na amaane dëkkuñu si dëkk bi sax bokkuñu si askanu dëkk bokkuñu si suñu xeet tamit. ñu dañuy xool li la seen xel ñu def ko. ab phénomène bu doy waar te askan bi ñu ngi koy ŋàññ mu nekk nag lu yéeme rawatina état de droit bi ñu nekkee nga xam ni force de l'ordre yi wala sax takk der yi ñoo am màkkaama aar askan bi ak dëkk bi. waaye bu ñu fàttali ko mbirum Ndiaga Diouf bi ñu fi faatoon ci mbir yi ni mel dinañ gën a moytandiku balaa loolee di fi amaat. duñu nangu verdict yi jóge ci urne bi le 24 février li ni mel ñu ko xam ne moom mooy ndaw ñu fare ci kujje gi ndax dañoo jàpp ni conseil constitutionnel benn mbëbët rek la mu falaat njiitu réew mi te fal na ko sax ndax dagal nañ ko li nga xam ne moom mooy 57% yi nga xam ne ñu ngi koy bàkkoo waaye ñoom ñi leen nee nañu li ni mel du am fii ci Sénégal dañ ciy teewlu reportage. ñu décidé ñun jeune opposition yi jël xeex comme ni ko suñu leader yi defee ñu décidé à partir de ce vendredi commencé def ay manifestations fii ci Dakar ak ci biir réew mi vendredi bi ñu ngi am marche Dakar ak Rufisque parce que Guédiawaye tam bëggoon fa marche mais dañu am problème délai ñoom semaine prochaine la ñuy def seen marche pour Dakar ñu ngi tàmbalee suñu marche fii ci université buntu université jëm poste Médine ba RTS ñiy wax rek na sénégalais yi ak jeunes yi yëpp ñëw ànd ak ñun ñu commencé contester président Macky Sall préfet bi nag lu ñu koy yëgal mooy na xam ne ñun dañoo choisir suñu itinéraire bu mu ci mënta choisir na xam ne ñun choisir réewuñu ko ñun bu ñu choisir la ñuy def
bu mu jéem a ñëw proposer beneen itinéraire parce que bu ko defee la ñuy bañ fuñ ñu jàpp fa la ñuy marché na ko préfet bi xamee noonu na ko sénégalais yi xamee noonu amuñu benn itinéraire bu ñuy jël bu dul université post Médine RTS. ki nga xam ni moom mooy ministre conseiller du président de la république di Zator Mbaye démb ba muy nemmeeku ndawu coalition Aljana yi lee mi ngi dalal seen xel ndax jàpp ne ni jiitu réew mi dina am ñaareelu mandat ndax bilan moo koy falaat ndax jàpp nañu lu ñu gis ci Sénégal depuis ci Léopold Sédar Senghor ba ci Abdoulaye Wade kenn mësu ko fee def njiitu réew mi di Macky Sall rek moo ko fi mës a def muy guléet dañ koy teewlu ci micro Abdoulaye Timéra ak njàppale am di Moustapha Niang. mokkul rek dafa mokk rumbux parce que gis ngeen président démb dafa yendoo inauguré ba bi muy wax ci guddi baatam dafa dee. On a un président boo xam ne tëddul ci palais bi di lekk caviar di naan jus jaaxaan nooy det on a un président jeune qui est sur le terrain. Le président Macky Sall loo ko mën a wax jàppal ne quand même nitu terrain bi la amul lu ko nit mën a wax fii te mënu ci teg bëtam day joxe ay instructions joxe ay directives ba pare wàcc dem xool ndax li mu sant nit ñi def nañ ko. Et loolu moo tax tey boo xoolee projet yi mu fi réalisé yëpp en 5 ans kese. En 5 ans kese tey sénégalais bu génnoon Sénégal en 2012 di fi dellu si ñu ne la fooy wàcc nga ni aéroport Blaise Diagne fan ngay jaar nga ni jam ñaajo nga xam ne ay mbëtt ki till ki bukkee fa nekkoon ak i baobab nga romb gis hôtel bu bees tax bu fa nekk. ñun daal fi ñu toll nii xam nga la moo ñu desee fexe ba président Macky Sall am 65% dès le premier tour ñu dellu si fii feete ko ak ministère de. waaw ndawu coalition bi ni ma leen gisee nee naa leen yeggaguñu àjjana mais boo duggee fii dana xeeñ xetu àjjana ndax def met na leen ci condition yu baax gis naa fi ay ndaw de qualité seeni intervention am na solo gis naa seen pas-pas seen engagement te jàpp naa ne au lieu que mu leen di may jën daf leen jàngal nu ñuy nappee. xibaaru bitim réew yi lee dañ ciy teewlu Seynabou Ndour. xibaarum bitim réew dañu koy doore réewum Guinée Bissau foofee nag lépp yemb na ngir ñu amal wooteek législative yi niki fukki fan ci weeru mars bi ñu dëgmal ki ko xam ne nag mooy njiital commission nationale des élections di Pedro Sambou ci ba muy def ab jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi gannaaw ba mu dajee ak njiitu réew ma di José Mario Vaz àllarba ca Bissau Pedro Sambou nag moom xamle na itamit ni liste électorale ndëgëniku yi dinañ ko fësal tey jile ci alxames bi liste yu définitive yi nag niki juróom-ñetti fan ci weerum février lañu ko nar a fësal ca diwaanu république centrafricaine kii di leader Anti Balaka di tamit njiitu football centrafricain bi di Patrice Edouard Ngaïssona te ñu jàppoon ko ci diwaanu France am nag léegi weer ak lu teg yóbbu nañu ko niki démb àllarba ñaari fukki fan ak ñett ci weerum janvier ci cour pénal international nga xam ni ñu ngi ko doon wër di ko toppee tamit crime de guerre crime contre l'humanité ba fi ñu toll ni nag xamaguñu ban bés la ñu nar a comparaître Patrick Edouard Ngaïssona nag dina fekk ca cachot CPI yi beneen natangoom di Alfred Yakatom ñu gën koo xam ci Rambo bokk tamit ci Anti Balaka yi te ñu jàppoon ko ci ay bés yi ñu weesu ñu jeexalee xibaarum bitim réew ak crise politique ba am ca Venezuela njiitu réew Mexique di Andrés Manuel López Obrador di am loo ma ngay wéy di jàppale Maduro ay njiitu réew yu bëri fare ci dundu Amérique ñoom nag nangu nañu ni njiitu ku jega du Juan Guaidó njiitu réew ndëgëndiku réewum Venezuela waaye naka ki di AMLO moom mooy wéy di bañ mbir moomu ndax jàpp na ni foofe ca Caracas Nicolas Maduro moo fa nekk njiit ndax dañu ko fal démocratiquement li nag moo ndax képp xibaaru bitim réew. ci xibaaru bitim réew yi léegi lañu yëkkatee sunuy xibaaru marax yi leen di leen jox dig daje suba incha allah ci yeneen i programme woy leen di safoo sunuy programme ñu leen di sagoo jàngeen jëf.